Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. yëpp ñu ngi leen di nuyu di am Salimata ñu ngi lay fay nuyu Bakar yi ñu ngi lay fay nuyu bu baax a baax tey dañuy ñëw xam naa vidéo tey bi nag dafay gàtt trop parce que dama war a gontu ji nii mais dañuy ñëw vite fait rek ci li nga xamante ni doon nañ ko waxtaanee démb muy lenn ci discours bu président Macky Sall defoon ci 4 avril bi ci yi nga xamante ni teg na ko muy ay dig teg ko ci loxo sénégalais yi ñu toog di ko xaar ak itam li nga xamante ni dafa jëm ci ñun ndaw ñi ci suñu nekkin suñu doxalin moo xam ci biir kër yi ak ci réew mi ak fépp ñu jiitaloon suñuy kàddu ni ko président ci ni président fexeel ba li nga ñu dig nañ ci teg suñu bët mu bañ a nekk ay waxi naxee mbaay. Abdoulaye Diop ñu ngi lay nuyu. ñuy ñaan ni président Macky Sall ni ko fexeel ba li nga ñu dig ci 4 avril bi mu bañ a nekk ay naxee mbaay nañ ci teg suñu bët waaye itam li nga ñu dig boo koy def nga defoo ko ci anam bii comme ni ñu waxee démb parce que génne ay milliards ni créer leen emploi pour jeunes yi teg ko ci loxol ñoo xamante ni daanaka day yemaat ci ñoom ak ñi ànd ak ñoom soxlawuñu loolu. Nous sommes tous des Sénégalais. Sénégalais bi ànd ak yow ak sénégalais bu àndul ak yow ñëpp a war a sentir seen bopp ci réew mi c'est pas que da nga toog ci bopp réew mi looy def rek da nga koy def ci ñi ànd ak yow ñi àndul ak yow réew mi di metti ci ñoom soxlawuñu loolu en fait. bu ñuy wax boobu ba léegi naan réew mi kumba am ndey la ak kumba amul ndey loolu daf ci bokk benn pàcc la ci loolu daf ci bokk. Normalement yorinu réew mi ak doxalin bi war na yam ba nga xamante ni tey sénégalais bi dafay taxaw sañ a fësal que ni man ànduma ak Macky Sall te du yàq dara ci place su liggéeyukaayam ak fu mu mënti nekk moo xam mu nekk ci ministère wala fu mu mënti nekk dina am sañ-sañu ni man am démocratie war na mën a yegg suñu démocratie war na mën a yegg foofu. ak poste boo mënti occupé suñu démocratie war na mën a yegg ci boo àndul ak ki fi nekk nga sañ a fësal que ni man ànduma kii te du yàq sa liggéey mais tey kenn ñemewu ko nga nekk ci benn poste bi taxaw ni ànduma ak Macky Sall ñu bàyyi la fa xalaatoo ko boo koy wax tey balaa suba ñu jëlee la fa. loolu ba tey dafay firndelaat que ni li ñu doon wax rek ni réew mi kumba am ndey la ak kumba amul ndey démocratie bi ñuy kaas mooy li ñuy wax mooy tey ak ku mu mënti doon dañuy fal nit ñi ci seen mérite ak seen xam-xam ak seen expérience parce que ki jàng ba am xam-xamam mérité poste bi ñu fal ko bu àndul ak Macky Sall na am liberté wu joxe xalaatam que ni àndul ak ki fi nekk te du yàq dara ci liggéeyam kenn du ko bundu xatal kenn du ko yàqal liggéeyam. Sénégal ñun war nañu mën a toll foofu ñu may nit ñi ñëpp libre en fait liberté am nit ñi libre gis nga léeg-léeg bi ñuy wax naan. duñu fi nangu buumuk njaam ñu bari dañu comprendrewul que ni buumuk njaam gi ci façon ci façon bi mu amee fi mu toll nii bokkul ak façon bi nga xamante ne ci la ñu miinee woon buumuk njaam xam nga dañoo miinoon bu njëkk maam yi dañ leen daan takk di leen jaay mais léegi takkatuñu kenn mais buumuk njaam gi mooy nit ki day ngay ànd ak moom ci li mu nekk par la force baa mu yàq yow ci li nga nekk par la force
looloo tax ñu naan nanguwuñu buñu njàm. nit ki war naa mën a bañ a d'accord ci li nga nekk te dara du ko ci fekk. suñu liberté dafa war a toll foofu, suñu démocratie réew dafa war a toll foofu. ku nekk sañ na ko. est-ce que comprendre mais tey Sénégal ma jox leen benn misaal bu ngeen comprendre. est-ce que tey ñi ànd ak ñan laa mën a joxe ci ñuy opposé ma joxe ku mel ni Ousmane Sonko parce que mooy chef d'opposition bi. donc xoolal ci ñi gën a fës ci moom nekk ci parti Pastef bi, est-ce que dinañ leen séen ci yenn poste yi ci biir réew mi? kenn du leen ci bàyyi, ak lu ñu ko mérito ak lu ñu diplômé lu ñu jàng parce que lan ànd ñoo ki fi nekk te ñuy ay sénégalais. le Fou Malade waxoon ci benn plateau jàkkaarloo ma dégg ko mu ni bi ko Birima Ndiaye ni que yow yaa ngi dem ci ministère yi di jël ay marché, mais mu tontu bu am solo ni ko ministère yi du pour Macky Sall, pour suñuy ministère la ñun les sénégalais, c'est pour tous les sénégalais. muy tontu bu am solo. ça veut dire que même su ma àndul ak Macky Sall, su ma amee lu may dem régler ci ministère yi damay dem régler ko, c'est parce que les ministères c'est pour tous les sénégalais. effectivement wax na dëgg. donc réew mi war na mën a toll foofu. ñàkk a ànd ak Macky Sall waru la xañ liggéey. gis nga liggéey yi ñu wax ni dinañu créer ay emploi ci 2000 ci at bi, nañu xool après emploi yi ñuy créer après ci yan nan lañ koy organiser ñoom. est-ce que lañ koy organiser pour waa APR kese ak ñi ànd ak ñoom kese wala Benno Bokk Yaakaar kese, wala dañ koy politiser pour ñi bëgg a ñëw ànd ak ñoom, ñi leen gëm leen a jàppale, ñu wutal leen liggéey. ci ban façon lañ ko war a mën a lañ koy defee. loolu aussi lu mat a bàyyi xel la. sénégalais nañu bàyyi xel loolu, ñu leen toog di leen déglu di leen xaar ci après li ñuy def, ci ban anam lañ koy defee, nan lañ ko nar a defee. ñu ngi leen ciy xaar di leen ci seetlu, waaye nañu fexe ba ki leen gëm ak ki leen gëmul, ki ànd ak ñoom ak ki àndul ak ñoom, ñépp ñoo bokk yam ci réew mi. c'est pas que da ngay créer ay emploi pour di ko politiser, di jël ñi nga xamante ni peut-être da nga jàpp ni ñii ay militants lañu wala ay militantes lañu. non, parce que xaalis bi créer emploi yi suñu xaalis la ñun ñëpp. c'est l'argent de tous les Sénégalais. donc luñ ci def Sénégalais yëpp dañ ci war a bokk yam. loolu aussi lu ñuy bàyyi xel te lu ñuy xippi suñu bët la di xool. ginnaaw bi ñu xippee suñu bët di xool que ni dikk yi est-ce que dina ñëw wala déet. ñëw na, bu ñëwee ci yan anam lay ñëwee. ñaareel ba démb ñu ngi doon wax ci lu am solo ci ay valeur ci jikko, parce que jëf ji nga xamante ni moom la Adji Sarr jëf bu yàggul ba mu indi li mu indi ci réew mi, man jàpp naa ni indi na benn manque de confiance bu doy waar ci diggante góor ñi ak jigéen ñi fi mu toll nii. te xam nga bii bu Adji Sarr bi dafa fës, mais tey soo demee ci prison yi di nga fa fekk ay góor yoo xamante ni jigéen na leen fa dugal, te lañ leen fa dugalee dara du ci dëgg, lépp ci ay pexe. mais xam nga bii dafa fës xëy na ba góor ñëpp yeewuwaale ci, wala ñu bari bokk ci góor ñi yeewuwaale ci, jaaraale fa jëlaale seeni garde. nee naa lii képp kuy jigéen waroon nga jug tey feeñal sa naqar ndax yàq bu ñu yàq deru jigéen ci lii. yàq bu ñu yàq deru jigéen te lu yàlla fonk jigéen a ko ci gënal. yàlla dafa fonk jigéen,
alquran ba mu jeex doo fa gis suratu rijal, surat nisaa yi rek nga fay gis, ndax yàlla dafa fonk jigéen, ndax li mu secret yi mu dëxëñ ci biir jigéen. kon tey bu ñu demee bay dégg jigéen ci yenn yi, foog naa ni luy manqué, luy wàcce ak luy doyadal valeuru jigéen la. te loolu góor ñi sax waruñu woon di ko xeex, jigéen ñee waroon jiitu ci xeex boobu. tey ni ma ko waxee woon démb, tey bu jigéen bëggoon a ñëw ci man nar a wéet ak man ci sama kër gi ak lu mu fi mënti dox si, dinaa fexe ba ay témoin fekke ko, parce que dem nañu ba dootoo amati confiance ci jigéen en fait. li olof di wax ni seytaane waxul dëgg waaye yàq nam xel, parce que boo gisee ku mel ni Adji Sarr nii mu defee ak ñi nekk ci ginnaawam, nga wëlbatiku déggaat yu sew sewaan ci ginnaaw, da ngay dem ba mais attends, da ngay dootoo wóolu benn jigéen. kon jëf ji Adji Sarr jëf dafa yàq deru jigéen ñi. déjà loolu passé na, waxatuñu wax jooju, passé na, mais naka la ñuy def ba valeur yi jigéen ñi làmbool, nu ñuy def ba delloosi ko ci pénc mi, c'est très important. parce que bu ñu fàttali jigéen mooy sëy, mooy jur, mooy yar, te ki muy yar mooy nekkaat kilifa ci pénc mi. démb maa ngi dalal ku ñuy wax oustaz Mara Fall, ñuy doon wax ci diggante waajur ak doom. waxtaan bi soriwul trop ndax problème connexion bi ñu amoon, mais ci li ñu doon jëm pour taxaw ci mooy ci jigéen, parce que jigéen ay jur, jigéen ay yar. ku ne xam ne ni góor, lu ëpp ci góor ñi seenu daw ak tëstësi li muy jël ci seen temps mooy ëpp que li seeni njaboot di jël ci ñoom ci temps. jigéen moo ëpp temps bu muy def ak njabootam ko góor, kon jigéen mooy yar. te ki ñuy yar mooy dellusiwaat ci pénc mi. loolu ñu ngi ci doon wax démb, ñu ci doon wax ak Mara Fall, réseau bi antuwul, waaye tey dañuy làmb ku ñuy wax Imam Malick Diop, parce que aussi dañuy bëgg li ñuy wax au moins que donte benn masala da ciy feeñ ñu jàngee ko ci, dafay am solo que ñuy wax nii rek. voilà, donc tey dañuy jël ku ñuy wax Imam Malick Diop mu yeggaleen ñu li nga xamante ni démb doon nañ ko wax ak oustaz Mara Fall. waaye daal li nga xamante ni ñun ñu ngi taxaw ci di ko seetlu, tey taxaw ci di ko bàyyi xel ci mu nekk, mooy Macky Sall li nga xamante ni dig na ko sénégalais yi, bu ñu demee ba yegg ci na ci sénégalais yépp bokk yam. parce que bu ñu demee bay dugal commencé di laaj ci yenn nit ñi, yow lan nga, foo bokk, loo doon, bu liggéey ñëwee itam est-ce que duñu yegg foofu? duñ ko defee noonu kon yow foo doon. parce que gis nañu élection yi passé ñu baree bari pour ñu jot seen carte d'identité gëstu nañu ba xam li ñu doon, ay APR lañu wala, pour ñu jot seen carte d'identité ñi leen wóor ni bokkuñu fi, ñu ci bari jotuñu seeni carte d'identité. loolu passé ñu ñëw ay problème am, ñu commencé di jàpp nit ñi foo bokk, loo doon. loolu passé ñu amaat lu ñu dig sénégalais yi, ci seen wàllu liggéey. est-ce que bu ñu yeggee ci loolu du ñu commencé waat di gëstuwaat sénégalais bi pour nga liggéey loo doon? est-ce que APR nga, est-ce que militant wu Benno Bokk Yaakaar nga, est-ce que lan nga pour liggéey?
waxuñ ni loolu la ñuy def waaye li passé dafa ñaawal suñu njort dañu koy wax ci balaa ñu yegg foofu bu ñu defee noonu parce que am na loo xamante ni bu la ko nit defee li ci sa kanam dooni lii nii lay def mais da ngay ñaaw njort parce que li nga passé mooy ñaawal njort li ci sa kanam xaw ma ndax comprendre ngeen li ma wax waxuñ ni ñii bu ñu ñëwee lii la ñuy def déedéet waxuñu loolu mais dañu ni ñoom li ñu passé dafa ñaawal suñu njort que ni est-ce que ñoom bu ñu yegsee duñu defee lii créer ay emploi pour jeunes yi mais lal ci chantage est-ce que yow lan nga pour liggéey présentez-vous on vous connaît pas maa ngi tudd Daw Góor maa ngi tudd Daw Góor maa ngi tudd Daw Góor Njaay dëkk Tivaouane waaye di waxee ki yéen fii Marseille fii ci France voilà ci ñiy laajte naan yow la kan voilà donc yéen ñiy laajte yow la kan man la Daw Góor Njaay ah dëkk Tivaouane di waxee ki yéen fii ci Marseille donc li ma wax rek bu kenn wax ni non dafa wax lu ko neex non dafa am yu ñu gis yu passé ñaawal suñu njortu ka ni yii ñëw ci suñu kanam est-ce que kon du demee nii loolu la dafa am yu ñu gis yu passé yooyu ñaawal suñu njort que ni kon est-ce que yii ñëw ci suñu kanam du demee nii parce que yi ñu gis mu passé doon nañu wax ni bi élection yi jegesee ku ñëw di jël ci sa carte ñuy jéem a lijjanti loo doon wala sax bu ñu xamee yow li nga doon carte yi doo ko jël si ñoom ñoo la koy indil wala nga dem jëli ko ci sa kër responsable benn bi ñu voté ba vote yi passé am ay problème yu amaat ñuy jàpp nit ñi di leen laaj yow loo doon loolu nag ñaawal suñu njort que ni kon est-ce que kon li ñuy bëgg a préparer di ko def ci réew mi ci créer ndaw ñi ay emploi ay liggéey wutal leen liggéey est-ce que buñ ko defaatee aussi duñ ko yemale waat ci ñi nga xamante ni rek ñoom dañoo ànd ak ñoom loolu la ñuy wax ni suñu xel da cee ñaaw ñuy artu di wax ba bu ñu ko defee noonu ndax sénégalais yépp ñoo bokk yam ñépp ay sénégalais lañu ki ànd ak ñoom bu méritowee liggéey ak place bu mu mënti nekk nañu ko ko jox ki àndul ak ñoom su mérité woo liggéey ak place bu mu mënti nekk nañu ko ko jox parce que ñépp ay sénégalais lañu fa laay waxee ak lu poste bi kawe même boo àndul ak ñoom ba ñépp xam ba nga fës moo xam ci télévision yi ci réseaux sociaux yi fës que ni carrément ànduloo ak ñoom du tee sa àq sa yelleef nañ la ko jox mais ñu bañ a dem ba tey est-ce que gis nañu Sénégal yenn poste yu am importance yi ci réew mi est-ce que gis ngeen ñu jox ko lenn ci opposition bi non est-ce que gis ngeen loolu non bépp poste boo xamante ni am na solo rek ku fa nekk te àndoo ak ñi fi nekk rek jëlee nañ la fa
te pourtant ay sénégalais lañ fay jëlee teg fa ay sénégalais te mën na am sax da ngay jëlee ku ko mérito teg fa ku ko méritowul. looloo tax ñuy wax ni bu ñu waxee ni duñu fi nangu buumuk njaam ak duñu fi nangu ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ci côté boobu ci wàll boobu def ci bokk ci wàll boobu parce que droit yi nga xamante ni ki ànd ak nguur gi moom la am ki àndul ak nguur gi même droit yooyu la am. man ci sens boobu la ñuy waxee en fait pour ngeen gën a pour nit ñi gën a comprendre ci sens boobu la ñuy waxee donc lii ñuy wax yegseegul waaye dañuy artu parce que li olof di wax ni xobbiku ca ba nga lakk leegul ah olof day wax ni xobbiku ca ba nga lakk leegul doo bàyyi ba yëf yi xew ba demee ni mu demee ba pare nga ne fay wax te olof day wax ni magum xamoon naa ko magum waxoon naa koo ko gën. voilà xamoon nañ ni lii nii lay demee donc waxoon nañ ni lii bu mu demee nii moo ko gën donc di wax rek ni li Macky Sall wax ci discours am bi sénégalais yi def nañ ci seen xel def nañ ci seen yaakaar toog di ko déglu waaye nga la waay bu mu nekk naxee mbaay nga la waay bu mu nekk naxee mbaay naam xam naa ni sax lépp gëmuma ni dina am waaye au moins bokk bu lépp amul it na genn wàll gi am parce que man bokk man damay wax man sama xalaat ni ma xalaatee man boo ma naxee benn yoon ñaari yoon mënatoo wax lu tax ma gëm ko boo ma naxee benn yoon ñaari yoon mënatoo wax lu ma gëm te yàgg nañ ñoo wax loo xamante ni après France daal di xiddeem lay doon bokk na ci valeur yi ñuy xeex pour nit ñi delloosi ko nañuy fexe suñuy dirigeant même suñuy politique même bu ñuy campagne ñu miinal ñu di ñu wax dëgg nañu suñu politiciens yi nañu essayer loolu en fait même bu ñuy campagne même bu ñuy wut nañu miinal sénégalais yi di leen wax dëgg Sénégal dañoo dem ba léegi boo politiquee loo wax ñu ni waxi politicien la ça veut dire que politicien lu mu wax du dëgg waxi politicien la ça veut dire que lu politicien wax du dëgg te or que nit ki mën na politique wut te lu mu la wax du toxu nañu dund loolu en fait même bu ñuy wut nañu wax li nga xamante ni mooy nekk moo mën a nekk même suñuy wut sénégalais yi miin loolu yooyu dafa bokk aussi ci di yar sa boo bëggee yar say ndaw yi réew dafay bokk ci di miinal leen di wax li nga xamante ni moo nekk bu leen fàtte ni yéen ñi nekk tey ci pouvoir bi yéen ñi nekk mag tey di def ñun ñi nekk ndaw di leen xool après ñun ñooy nekk mag yi ëllëg te lii ngeen di def la ñuy copier bu ngeen nekkee suñu kanam ñu teg leen bët ngeen ñuy wan yoon ngeen di def du n'importe quoi dina am xëy ñu yàlla niital
seen xel ba ñu xam ne nii ngeen di def du nii, bu ñu ñëwee ñoom ñu def neneen, mais ñu ci baree bari mën nañ leen topp ci nii ngeen di def jàpp ka ni noonu la. yéen politiciens yi bu ngeen ñu miine leen ni politique lépp ay waxi kasaw-kasaw la, ay wax lu dul dëgg la, mais xale yi ñëw copier loolu ñoom itam jël relève bi jàpp ni aussi politique u Sénégal wax lu dul dëgg la, naxee mbaay la, ay fen la, wuruj la, tegante dil la, yàqante la, tendrante piège la. avec ça ngeen bëgg ni da ngeen bëgg a yar seen ndawi réew. kañ la ñuy am ay valeur yu baax? yéen a ñu war a wan, yéen a war a nekk ay bon exemple di wax dëgg politiciens yi, di wax dëgg. sa adversaire lum la sonal bul ko fenal, bul ko sosal, bul ko yàq, bul sànq nit ndax politique. donc li ngeen bëgg yéen ndaw ñi mel ko, yéen da ngeen koy incarné wane ko, ñu teg ci suñu bët, ñu gis ko ci yéen. te fii ngeen nekkee ëllëg bu leen yàlla mayee gudd fan ngeen màggat ba jóge fa, mën ngeen nekki conseil wu ay conseil wu ndaw yi ëllëg yi. mais bu ngeen tegul woon seen tànk ci fu baax fu nit ñi mën a naw, mais mënu leen wax ak kenn ku leen déglu. xaw ma ndax comprendre ngeen li ma bëgg a wax wala déet. tey bari na ay màggatum politiciens yoo xamante ni ci seen passé mënuñu taxaw di jox benn conseiller ci réew mi tey, mënuñu taxaw di jox benn conseiller sénégalais parce que fi ñu jaar ba jàll. et or que est-ce que tey Moustapha Niasse mën na ñëw taxaw di jox benn conseil sénégalais yi? mënutul taxaw di jox conseil benn conseil sénégalais yi, ndax yu baree tax na mënatul loolu. et pourtant Abdou Diouf nekk na fi ba jóge fi, mais tey bu taxawoon ni sénégalais yi nangam ak nangam, neexul ba neexul mais dinañ ko déglu. kon bàyyi leen xel, Macky Sall bàyyi xel ni fii nga nekk tey jëf bi na rafet ba bu ëllëg ak sibiree temps bi ngay dund te doo nekk président, li des ci sa dund moo ëpp fuuf temps bi ngay nekk président. te xanaa ñaan nga yàlla boo quitté ci pouvoir bi aussi nga continuer bokk ci réew mi. boo bëggee wax ak sénégalais yi wax ak ñoom ñu déglu la, ñaan nga yàlla am cër boobu quand même ci sa réew. ñaanoo yàlla nekk jeune, parce que doo mag nekk jeune quitté ci pouvoir bi mënatoo wax ak sa réew, baa sa réew mënatuñ la déglu. ak temps boo mënti def ci pouvoir bi, même boo forcé 3e mandat, boo forcé woon 10e mandat, temps boo mënti def ci pouvoir bi boo fi quitté li ngay dundaat mooy ëpp fuuf temps bi nga fi nekkoon. te ñaan nga yàlla boo fi quitté lu xew ci sa réew nga mën a taxaw ni sénégalais yi nangam ak nangam ñu déglu la, déggal la. loolu li la koy may mooy nekkin wu rafet. nekkin wu rafet mën na la may loolu. bàyyil xel loolu. loolu nag boo ko bàyyee xel, opposant bu la sonal doo yegg ak moom fenn fi ngir nguur.
tey sa benn responsable du la ci dugal. te bu fekkee am nga seetlu dëggantaan am xel dëggantaan bépp responsable boo xamante ni mi ngi lay dugal ci nga faagaagal say opposant puusal kooku ci sa wet te xam ni du conseil bu baax. du conseil bu baax. non seulement mën nga gouverner defar sa réew mais wanewaale bon exemple nekkaale modèle ci sa génération. loolu nag li la ko mën a may mooy bàyyi xel bu baax li ngay def te xam ni nguur jarul yenn yi ki ciy nekk tey moo koy ñàkk ëllëg. te loolu sax foog naa ni ku la ko wax ak bu la ko waxul ku la ko wax ak ku la ko waxul mën nga ko comprendre. dafa mel ni ki ñu doon woo Imam Malick Diop. mooy yegg si ñu baal ma rek ma jël ko après ñu continuer salaamaaleykum Imam. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar Diop na nga def. ñu ngi sant yàlla xaas Dargo. nga baal ma rek ma présenté waat sénégalais yi ki ma dalal nii tey mooy Imam Malick Diop. miin nañu ay waxtaanam ci télévision yi. Imam Malick Diop aussi ak ku ñuy wax Idrissa Diop di conférencier bu mag boobule ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay. muy boroom xam-xam bu mag a mag a mag. Imam tey ji nag ñu ngi doon waxtaanee di waxtaan ci suñuy valeur suñuy jikko laal nañu ci pàcc yu bare. dëgg la. waaye fi nga xamante ni yow fa la ñu bëgg nga taxaw fa. dafay point boo xamante ni oustaz Mara Fall daf ko commencé woon démb. ñu bëgg yow nga yeggale ko tey. daf ko commencé yeggul sa parce que réseau bi neexul woon. muy diggante doom ak waajur. réseau France nag réseau Sénégal la de bàyyi leen xel lool. waaw donc moom nag moo voyagé woon nekkoon ci benn île moo tax xam naa ni diggante bi xawoon a naqari. léegi nag ñuy waxtaan ci diggante doom ak waajur ak doom. dëgg la. ndax gis nañu yu bare mi ngi xew Sénégal. te manque éducation daf koy waral ci nit ki. dëgg la xaaj Daago. loolu responsabilité kan la. jërëjëf alxaaji Daago. la béyk. waaw kon ñu wax ñëpp rek asalaamaaleykum xam naa ci minute yu gàtt rek. ndax yow boo ñu soxlaa pour ñu dugg ci bërëb bi moom ci pa ñoo bokk daara ji. nga nekk suñu lépp nag wax dëgg yàlla depuis ci Sénégal ba ni yàlla defee nga dem France nekk fa tamit nekk ci lii heure bu ñu fa ñëwee ci lii rek lañ lay fekk. ñun nag ku ñu kar ci lii rek gis ñu ñun suñu Carrefour fii la ci diine ji ci daara ji. képp ku ñu xam fii nga bokk rek boo ñu soxlaa ñu jóg. ñu njukkal la yow jaajëfal la ba pare. soog a tontu nag question bi nga ñu laaj. ta question bi sax defe naa ne rappel lay doon rek parce que ñun ñëpp ñi déglu ñëpp ñoo ko bokkandoo xam rawatina nag bi nga tuddee Alxaaj Mara wax ni jaar na fi ba def introduction wu sujet bi kon li muy firi borom xam-xam bu defee introduction sujet benn képp ku fa jóge bu la neexee mën nga def continuité bi synthèse sujet bi. parce que ni mu koy exposé moo lay wan ni li ci gënoon a am solo grande ligne yëpp tudd. ak ci digganteem ak doom bi ma lay njëkk a wax rek mooy doom indiwu fi boppam
ndey ak bàyyi ñoo ko fi indi ci point boobu la sa maam Cheikh Al Hadji Malick taxawee ba ne bu kenn diaboliser doomi njaaloo bu fekkoon am na ku ñu war a wax dafay wax ne nañu wax way juru ñaar ñi njaaloo ba indi fi doom moo tax Cheikh Al Hadji Malick ne bu leen diaboliser wala du zina baa ngay am benn sanction boo ko def yow wala yàlla di ko sanctionné yow mi ko fi indi il faut nga def li tax nga indi ko fi parce que yaa ko ñaan doom ci cadeau yi yàlla di jox nit ci la bokk cadeau nag du force moo tax nit mën na saytu du ko am waaw cadeau la hadiyatun min allahi cadeau la bu la yàlla jox loola waral mutasawifun ak yenn nit yi dund xaqiqa même bu doom jaarul ci yoon duñ ko diaboliser duñ ko sànni dañ naan parce que cadeau yàlla la malgré ñëwewul ci voie légale kon bi mu fi ñëwee ba pare ñaari sabab yi ko fi indi dafa am lu leen war ci moom bi ci jiitu mooy yéen ñi ko fi indi il faut que ngeen wax ko kan mooy boroomam loolu ndey ak bàyyi dafa tegu ci seen los ñun nag seen malheureux mooy bëri ci wuy tey ñoo ni xamuñu ni doom ji xam kan mooy boroomam wareefu ndey ak bàyyi la te tey rek ci daa koy wax ñu naan la man rabbuka ak yu mel noonu yàlla rek waaye bu la bëggul a duba du la laaj yooyu parce que daaw góor ki nga jàkkaar lool mu xam ni am na lu ne sa poos te li ne sa poos moom xam na fi nga ko jëlee bu jàkkaarloog yow naan la li ne sa poos lan la am na lu mu ci bëgg parce que jaam ko war a wax kan mooy boroomam avant mu fiy jóge wuy jur ndey ak bàyyi la loolu war ci seen kaw moo tax bi alquran ñëwee dafa mel ni yonent bi dafa toog ci mbedd mi yàlla yónni ko ne ko demal ci kër gi nga wax ak ndey ak bàyyi mais yonent bi mu ñëwee dafa fëgg rek papa ubbi wala jabar ubbi mu ne ko ana jëkkër mu ne ko mi ngi ci biir mu ne ko wool ma ko jëkkër génn yonent bi ne ko nag duma dugg yaa ne ci kër gi yaay kilifa kër gi mais alquran ñëw na léegi message bi rek laa la doon jox mooy yàlla nee na qu anfusakum wa ahlikum naaran fexeel yow bii ma jàkkaar loolu yaay borom kër gii fexeel ba biir kër gi bu fi benn doom jóge dem safara bu fi jabar jóge dem safara loolu sa responsabilité la alquran laay wax nag qu anfusakum wa ahlikum naaran yow borom kër fexeel ba bul dem safara fexeel ba bul jabar dem safara fexeel ba bu benn doom dem safara kon awalu nuxta premier point ci ndey ak baay li leen war ci seen doom jiñ fi indi parce que ñoo ko doon ñaan donte jaar na ci yoon woo xam ni bànneex am na ca waaye bi mu sababu ñëw bi daal ci yéen la jóge ngir indi ko fii li war te muy lu njëkk mooy fexe leen ba wax ko kan mooy boroomam gis nga doom nag bu xamee kuy boroomam digganteem ak way juram dana fexe ba àqu way jur bi way jur di yaakaar ni doom war na koo yoreel àq loolu dootul am parce que fexe nga ba won ko kan mooy boroomam te yonent bi moo wax ni man arafa nafsahu man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu képp ku xam boroomam xam boppam moo tax baatu xam sa bopp balaa nga koy mën a teg ci sa loxo wax sa dënn nii ni man dama xam sama bopp il faut que ñu xool ndax xam nga sa boroom ndax jox nga sa boroom li mu moom ndax wéetal nga sa boroom ndax bàyyi nga xel sa boroom kon premier point ndey ak baay dañoo war a wax doom ji kan mooy seen boroom ñaareel bi ci des pour nga mën a wàccoog sa doom il faut que bi nga lijjantee ba mu ñëw fi ci dogalu yàlla yow papa yaag yaay il faut que ngeen yëg ni fexe ba xamal ko waaju ñu tudde sayyiduna Muhammad wareef la ci yéen ñaar il faut que ngeen fexe ba mu xam ni gannaaw bi yàlla amul kenn ku muy tollaleel lam yalit wala mu yuurat jurul kenn juru ko amul côté paternel amul côté maternel
moom càppaacoli la moom dong yàlla ngeen wax loolu ba doom wér ci boppam mu loolu leer nañu ci boppam da ngeen koy wax nekk ne ko kooku nga xam ni mooy buuri sàkk ñëpp dafa am benn jaam bu ko gënal ci mbindeef yëpp doonte jaam boobu sax liggéeyul lu tax mu gën ñëpp waaye yàllaa ko def mu gën ñëpp ngir neex gu mu neex yàlla xale bi xam kan mooy sayyiduna Muhammad bu dee àqu jullit ñetteel bi ci des pour doom mën a wàccoo ak ndeyam ak baayam gannaaw bi ñu ko xamaleen kan mooy boroomam xamal ko kan mooy yonent yàlla Muhammad dañu koy xamal nag révélation divine bi gën a rëy te jóge ca yàlla ñu wax ko ni wax yépp wax bi moo ko tiim moo féete kaw wax yépp mooy ñu wax mooy alquranul karim gis nga yii ñett nag daaw góor papa ju ci échec yaay ju ci échec borom kër bu ci échec sa njaboot loo xaarati ci moom dangaa sawar rek di ko xaar waaye loo am ci moom ci lu baax bénéfice la waaye waroo ko woon a xaar Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu maam Cheikh Mat Bamba Mawlana Al Hadj Abdoulaye Niass ak njabootam Limaamulaay Cheikh bu Mouhamed Kunta Mawlana Al Hadj Abdoulaye maanaam Xaadar Jaylaani ak mag ñu baax ñi ngeen xam awliyaullahi kummal yëpp ku ci ne bi nga dawee ba yàgg ñu laaj la may gi foo ko jëlee Cheikh Al Hadj Malick daf ne lii ma yor day liggéeyu ñaari wayjur yu baax yu ma jóge ci seen diggante la seen rogalaat laa man seen rogalaat malgré ni bi Cheikh Al Hadj Malick mel yëpp dafa ne delloowaat naa ko njukkal maam bon delloowaat naa ko njukkal maam faa wadd wele ndax man yëg naa ni ñoom ñaar seen kado laa kado bu leen yàlla may laa kon man seen liggéey laa ñu laaj ko yow kon ana sa liggéey mu ne sama liggéey da ngeen di bàyyi ba ñi ma jur màgg waaye bi Cheikh Al Hadj Abdou daagoo ci penc mi wone kuy bàyyam Cheikh Al Hadj Malick fekk ay magam def nañ ko Cheikh Al Hadj Mansour kadalika maam Cheikh Al Khalifa Aboubacar si ci la ñu xamee ni la Cheikh Al Hadj Malick doon wax wuy jur daal teraanga bi gën a rëy mooy mu fexe ba teg doomam ci siraatal mustaqim loolu la Cheikh Mat Bamba doon puukare woo ne man kado maam Mor Anta Sali laa ak maam Jaara Buso moom la alxaaji Abdoulaye Niass doon tiitaroo moom la mag ñu baax ñi ngeen xam ñëpp doon tiitaroo kon alxaaji daaw góor wuy jur bu ne wareef la ci yow nga wax ñett yi ma la wax nga fexe ba sa doom nga wàccoo ci ak moom waaw léegi nag bàyyi bu fexe ba tabax kër goo xam ni infrastructure ba mat na 300 millions wala sax léegi mat 1 milliard léegi këru 1 milliard yi ñu ngi Sénégal waxuma sax France wala Europe wala feneen këru 1 milliard yi ñu ngi fii tey ci Sénégal këru 800 millions yi ñu ngi fi nga fexe ba defaral say doom kër gu mel noonu fexe ba lépp luy teraanga nga indi ko ci biir kër gi ñu am oto bu leen di yóbbu amuñu benn souci àdduna waaye nga fexe ba sa digganteeg seen boroom amoo dara loo ci profito xamuñu maqaama sayyiduna Muhammad xamuñu téere yàlla bii di alquranul karim waaye leneen lii seen mbiru àdduna yëpp rayante nga ko ba teg ko ci seen loxo ma ne ku la ko wax ak ku la ko waxul ëllëg ak si biir penc mi lu ci yàqu boo yëgee ak boo yëgul sa loxo participé na ci biir moo tax sayyiduna Muhammad wax ni yonent bi moo wax ni ndey ak baay takkaluñu ceen mbaa joxuñu kado doom kado bu gën a rëy yar la xamal la luy lisaab wan la kanay sayyiduna Muhammad wan la kan mooy alquranu karim xadiisu rasulullahi la yonent bee ko wax ni maa naxala waalidu min waladi afdalu min adabil xasan nee na ndey ak baay defaluñ doom lu gën a rëy yar ko ci yar bu rafet fexe ba mu nekk tëgg ko mu doon un citoyen modèle de citoyen boo xam ni bu daagoo ci pénc mi li ngay gis ni yëpp ci ay dérive am na njaboot boo xam ni doo leen ci seen ba àdduna tukki parce que ndey ak baay tëgg na leen papa tëgg na yaay tëgg na doom yi ba ni ñu bëgg melal nañ ko seeni doom bu ñu génnee seen doom ci pénc mi tamit bu ñu leen woowee leen moo nga mën nañoo àtte avant ñuy génn ci mbedd bi Cheikh Al Hadj Mansour waxoon na ko nee na sama baay Cheikh Al Hadj Malick dafay yeggal ci man
moo tax penc mu ma neex dem parce que wér na ma ni dootuma yàqu ndey ak bàyyi dañ fa war a yekk ci doom waaw léegi nag su fekkee yàlla dogal na yow yépp nag jaaroo ceeg sa doom yow daal li ngay xaar mooy doom joo xam ni ëllëg ak si biir war ngaa taxaw yéen ñaar kaddu jóg kaddu wàcc nga ne ko sama àq dana dal ci yow waa balaa sa àq dal ci kawam yow est-ce que wàccoo nga ak moom say àq ba pare Sayyidina Umar ibn Khattab papa dem na ci moom ne ko damaa am sama doom mu yaradiku lool comme yaay amirul mu'minin la ma bëgg nga jubbantil ma ko Sayyidina Umar ne ko ëllëg danaa ñëw ci kër gi ba yàgg mu ne ko wool ma ko boo demee baay bi dem woo doom ji ne ko wuyul Omar xale bu góor bi ñëw wuy si Omar ne ko sa baay ñëw na fi jàmbat na la nee na boo liggéeyee doo ko jox te ñaareel bi ci des booy def doo ko tàggu te li mu wërte woon mooy kër gi heure bu waxee kàddoom nga am sa xalaat dugal ko ci la nga waral Omar ne ko moom lii rek la wax xale bi ne ko sam papa lii rek la wax Omar ne ko sax teg na ci nee na léeg-léeg da ngay jàppanteeg moom bay jël loxoom di prise Omar ne ko lii rëy na mu ne ko waaw léegi nag dangaa bëgg a àtte wala danga may laaj pour ma wax man tamit sama xalaat Omar ne ko balaa maa dogal àtte yàlla ci yow waxal sa xalaat xale bi ne ko sam papa li mu wax yëpp dëgg la waaye lii ma la bëgg a wax ñett rek laa lay wax sam papa moom la jaar ak man sam papa wutalu ma ndey ju baax man échec naa yaay ñaareel bi ci des bi ma juddoo tur bi ma wutal bu ma génnee ci mbedd mi dañ ma koy saboté aw ma tur bu baax sama nawle buñ ma woowee ñëppay reetaan ndax tur biñ ma tuddee ñetteel bi ci des mooy yow ki la tax a toog fii nga doon ami mel na ni dafa dagg donc Imam Malik li nga doon wax donc loolu ci wàllu diine la mais am na beneen fànn boo xamante ni dañu ko soxla parce que waajur bi jàngalul doomam jàngalu ko métier bëgg mu fajal ko soxla aussi foog naa ni kooku bu doomam defee naka sudul noonu pour indi ci kër gi bu sàccee moo ko sàcculoo bu jaayee boppam moo ko defloo parce que doom ju jigéen toll ci jàng yóbbuwuloo ko mu jàngi toll ci jàngi métier yóbbuwuloo ko mu jàngi métier mu toll ci faj soxla nga bëgg mu fajal la soxla bu jaayee boppam yaa ko jaayloo boppam te bari na nit ñu bari ñoo xamante ni léeg-léeg dañuy ñeewante seen waajur ba tax ñu génn dem def naka su dul noonu pour indil seen waajur bari na ci ay nit ñoo xamante ni seeni xol muy yëngu ci gis lu seeni waajur di dunde seen xol yëngu ñu génn dem wuti ko ci yenn anam yi ngir indil ko seen waajur mais est-ce que kooku bi mu tollee ci jàng bu ko waajuram jàngaloon ba moment bi muy toll ci war a faj soxla jàngam bët est-ce que dina ko jaar defi leneen defi naka su dul noonu pour indil waajuram kooku est-ce que bi mu tollee ci jàngi métier bu ko ay waajur taxaw bu ko ay waajuram taxawu woon jàngal ko métier bu tolloo ci di faj soxla est-ce que dina génn dem defi naka su dul noonu pour faj soxlaam kon am na ci loo xamante ni responsabilité waajur yi la nañ leen ko di fàttali ñu bàyyi ko xel c'est parce que ni doom du bàyyi ma boo xamante ni da ngay téye ci kër gi di xontu rek ba mu màgg voilà nga naan ko xoolal doomu diw dama bëgg kër xoolal doomu diw nangam ak nangam doomu diw doom da ngay investir ci moom jàngal ko métier yar ko
jàngal ko ba mu màgg ba la nga doon def ci moom bët nga toog nag doog a xaar mu amaat retour bu mu jëm si ci yow. foog naa ni loolu moo gën a logique moo gën a yenu maanaam Imam Malik boo mënoon dugg si waat parce que li nga doon wax ci côté diine am na solo bëggoon nañu parce que dañuy bëgg tout le temps léegi ni ñu bëgg di doxalee mooy ñaari pàcc lay nekk. première pàcc bi ñu wax ci politique, deuxième pàcc bi ñu waxaale lenn ci suñuy jikko ak ci suñuy valeur mais nag mu tënku ci diine ji. salaamaaleykum Hadj Malick. réseau bi moo neexul moo tax ma wala appel normal. waa appel normal bi nag xam naa ni du mën a yàgg parce que day sax ci man. moo tax kay xam naa ni dañuy jégalu rek. waaw nga parce que yaa ngi doon wax lu am solo. waaye dinañ duggaat beneen yoon insha allahu rabbuna. waaw donc benn question rek laa la bëggoon laaj. bismillah. dégg nañu Macky Sall wax bu yàggul ci 4 avril bi jox ay dikk yu bari sénégalais yi par rapport ak discours Macky Sall noo ko jàngatee parce que maa ngi wax léegi nii bu sénégalais yi di xeex naan réew mi bu mu nekk ku ma am ndey ak ku ma amul ndey nañu tekki buumu njaam gi. c'est pas que jëmul ci côté justice bi rek tey gis nañu ba dem nañu ba yenn poste yi am importance ci réew mi opposant du fa am accès. à part assemblée nationale. donc poste yu baree bari ci biir réew mi opposant yi amuñu fa accès te ñëpp di ay sénégalais ñëpp diplômé am expérience. est-ce que mënuñu may sénégalais bi àndul ak ki fi nekk libre. ba luy àqam ak yelleefam lu mu mérito ñu bàyyi kook moom. daaw góor très rapidement rek ndax ci appel normal bi dañ nekk xaalis bi day bëri. waaye ma wax la rek ne la ñun dañoo amuñu problème mu personne. amuñu problème mu doxal maanaam problème mu système la Sénégal am. man combat Ablaye Wade Sénégal la ma fekkoon ma fàttali ko comme tey jii ci suba. mooy Ablaye Wade dama yaakaaroon bis bu àggee ci nguur affaire fichier électoral day jeex. tey ba ndëgg ni seen koy jooy Macky Sall mii toog ci nguur gi combat fi la ma fekk injustice la doon wax parce que injustice moo ko jële PDS injustice boobu nag tey boo ko xoolee dafa am ci wàllu magistrature boo demee parce que ni ñuy fale ak ni ñuy doxale suñu réew tant que changé wuñu système bi même bu fekkee ni ñii ngeen seen ci opposition bi ñuy coow te Sénégal yépp tey àndandoo ak ñu ci bëri ànd ak ñoom bis bu ñu ñëwee te changé wuñu système bi ñoom dañuy dugg ci biir kàmb gi il faut kon ñu tëggaat suñu système bi ñuy doxale pour que ku ñëw mën a adopté ci biir système bi ndax lii ngay jooy moom la Sénégal rek di jooy nit ñaa ngi ci teg seen bët waaye kenn mënu koo corriger ndax du personne koy corriger mais système moo koy corriger man loolu laa jàngat ci discours bi moom laa jàngat ci li xew député daal tant que ñu ngi lay def ci liste nga xam ni ki lay fal moo la fal yow soo yeggee assemblée nationale honnêtement li honnête mooy yow moom rek nga war a défendre parce que moo la fal il faut que ñu bàyyi liste yi nga xam ni moom la ñuy fale nit ñi ñu bàyyi nit ñi delluwaat ci base yi kenn ku ne askan wa nga nekkal buñ la falee yóbbu la fa la ñuy waxal askan wa dana la ñor waaye bu la président defee ci listam ëllëg ak si biir boo demee lu mu la ne projet de loi bu mu fa indi bu nee validé nga validé kon am nañu problème d'éthique politique ci réew mi comme ni ñu amee problème d'éthique religieux ci réew mi waaye li ci ëpp nag xaas daaw góor pour wax la benn kàddu mooy problème mu système la ñu am te tant que système bi changé wul discours Abdou Diouf discours Macky Sall discours Abdoulaye Wade ak Senghor mi njëkkoon a yor réew mi ku ne discours yi rafet ngay wax ba ci opposant yi fi ñu toll nii ak président opposition bi moo xam Ousmane Sonko la moo xam keneen discours yu pertinent la ñuy def mais ku ci accéder au pouvoir da ngay tomber dans le chaos parce que système bi moo ñuy nax ñun ñëpp yal na yàlla may ñu dégg yàlla may ñu topp fexe ba defaral ñu réew mi ñu am Sénégal boo xam ni bu stable lay doon koom-koom a ngi fi pétrole baa ngi waaj a génn 2024 dañuy commencé jaay zircon am na fi leneen ak leneen am na ci réew mi waaye tant que système bi changé wul alal ji ci réew mi ñu delloowaat ko ci réew poste yëpp nit ñi tolloo ci fi kumba am ndey ak kumba amul ndey bañ a am ci biir réew mi muy injustice bi surtout ci wàllu justice loolu tant que jógu fi stabilité de vie du am ci Sénégal te loolu nag ñëpp a ngi ci teg seen bët sëriñ saa ngi koy gis politiciens yaa ngi koy gis
société civile la koy gis les citoyens simples ñu koy gis kon li war mooy ñu àndandoo assise nationale yi ñu fi defoon ñu fexe ba réaliser ko mu dem dans le système pour que ñu mën ko bénéficier yàlla na yàlla may ñu dégg yàlla may ñu topp pour bañ a retenir kàddu gi loolu rek laay résumé wax la ko di ñaan suñu borom yàlla yàlla defal ñu tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. jërëjëf Imam Malick jërëjëf Diop jërëjëf. merci ak d'accord. jërëjëf foog naa ne lii duma ci tegaat leneen wax ji leer na Sénégal li ñuy dimbali mooy ñu changer système bi te ki fi taxaw kenn bëgg a xeex système bi bëgg a changer système bi du kenn ku dul Ousmane Sonko kon mooy ki ko wax ak ki ko waxul ñu baal ma mbokk yi dafa mel ni dama xaw a soj muy ñi ko wax ak ñi ko waxul ku ne xam na ni pour ñu am Sénégal bi ñu soxla sénégalais yëpp gis ci seen bopp mooy système bi dafay changer li sonal président Ousmane Sonko faaw ñu changer système bi c'est ça c'est que nit ñi nekk ci diine ji ñu ñuy wax les chefs religieux ñoom ñoo dem ba xam loolu kon foog naa ni c'est pas la peine sénégalais yi ñu fiy nekk di sonn xam nañu lu xew Sénégal pour ñu retrouver waat Sénégal suñu Sénégal bi ñu soxla il faut que système bi changer donc kon mbokk yi tey fa laa yem il faut que système bi changer pour ñu am Sénégal bi ñu soxla il faut que système bi changer ku ciy wax ak sa morom ak lu mu mënti doon nee ko daal xoolal sa waay pour ñu am Sénégal bi ñu soxla il faut que système bi changer ay dinaa génne 300 et quelques milliards dinañu créer 1000 et quelques 700 et quelques nangam employés yépp xoolal wax ju bari la rek pour ñu am Sénégal bi ñu soxla faut que système bi changer te système bi ki ko mën a changer di ko xeex pour changer ko kenn la muy président Ousmane Sonko donc di mbokk yi di leen jox dig daje suba ak jàmm incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.